jërë ngeen jëfati ci ànd beeg télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës maire bu Sindia ak ñaar ñu boole tuumaal jamono ji ñuy wax ak yéen nag ña nga ca mandat de dépôt gannaaw ba ñu leen dégloo lu toll ci ñaari waxtu moom maire boobu nag lanu kaa tuumaal bokk na ci lubal koppar mu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar beneen ponk ci biir xibaar yi armée bu Sénégal nag ma ngay wëyal opération bi mu soobu ca Casamance la armée ba nag fi mu ne nii ma ngay teg yoxo ndànk-ndànk base rebelle yu Salif Sadio rawatina ak ci frontière bi dox ci diggante Sénégal ak Gambie Tampidour nag bokk ci diwaan boobu nga xamante ne nag fa la Salif Sadio daanaka di wute koppa diwaan boobu nag di Tampidour moom it mi ngi ci yoxoy l'armée bi dinañ wax it ci fantasiro gi doxoon rek ci diggante jàngalekat yi tey ci suba ca Diamniadio seen digg ak takk der yi la muy syndicat jàngalekat yi nag ñoom dañoo bëggoon toogaanu rek màkkaanu seenub jëwriñ jooju waaye ñii di takk der yi nag may ñu leen fu nu yàkkee seenub nag mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li maire bu Sindia nag ak ñaar ñu boole tuumaal jamono ji ñi ngi ci mandat de dépôt gannaaw ñaari waxtu yoo xamante ni nii nag déglu nañ leen ko moom maire boobu nag lanu kaa tuumaal mooy lu bar koppar lu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar dossier boobu nag mbirum suuf la soxal lu tollit ci ñeenti junni ci hectare Abdourahmane Diallo. lu am la wala amul waaye meeru Sindia saa su ne dañ koy tudd ci lu jëm ci wàllum suuf ci commune am bu ñu sukkandikoo sax ci collectif ànd aar commune Sindia ñu ngi doon joxoñ baaramu tuuma Thierno Diagne ci lu toll ak ñaari junni hectares yi nga xam ne daf ko jox ay étranger bu ñu fàttalikoo tamit mbirum Ndengeleer tuuram jiboon na ci ndax moom moo joxoon ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróomi hectares yi groupe Sedima liñ koy joxoñ ci wàllum suuf bari na lool ñu ngi koy falaat ci boppu mairie Sindia ci élection yi. Thierno Diagne tey lay fanaan guddeem bu njëkk ci kaso bi meeru Sindia ci mardi bi lañ ko daal di teg loxo ci lu jëm ci wàllum njuuj jaaj ci mbirum suuf moom ak ñenn ci ay nitam ginnaaw ñaari waxtu bi nga xam ni parquet bi déglu na ko ci wax yooyu wala ci luñ ko doon laajte waxul li nga xam ni yéey na procureur bi ak juge d'instruction bi li ni mel sax a tax ñu daal di koy jàllale meeru Sindia ñu ngi koy joxoñ baaramu tuuma ci lu ëpp ñeenti junni hectare ci commune am boobu loolu boo ko xayma ëpp na ñaari milliards ci sunu koppar kuréel yu nekkee Sindia yu bari sax daal nañoo wax ni saa su ne seen jafe-jafe suuf yi kenn waralu ko lu dul seen maire bi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jot Thierno Diagne ginnaaw bi ñu ko tegee loxo ci table procureur bi fekk na fa ay plainte yu bari ñi nga xam ni dañu xamle ni daf leen nax wala bokk dafa jaay seeni suuf dayoo bi mu am nag tax na ba ay kilifa yu bari daal di woote ngir ñu mën koo bàyyi teewul kii di procureur bi ak juge bi nee nañu li ni mel du am ci fàttali Thierno Diagne ñu ngi koy falaat ci boppu mairie Sindia ci élection yi ñu génn. niñ ko waxee woon ci ponk yi l'armée bu Sénégal nag ma ngay wéyal opération bu muy def ca diwaanu Casamance ma ngay gën di teg yoxo nag base yu Salif Sadio bi ci mujj nag muy Tampidour googu nga xamante ni fa la Salif Sadio doon wutee koppar Tampidour googu it mi ngi ci loxoy l'armée bi jamono ji ñuy wax ak yéen dañuy dem ba foofee fekk ji fa Bakary Konté. bu mu amelee nag ay pilonnement armée nationale mu ngi wéyal di sécuriser Casamance yépp ndaxte moom génnee na ay moyens yi takku pour xeex lépp loo xamante ne nekk na trafic garab ak chanvre indien di yamba pi ci Casamance. armée nag fu mu nekk nii sax moom mu ngi contrôler base rebelle bu Tampidour foofu nag base rebelle bu Salif Sadio la nekk ci nord Sindia foofu nag la Salif Sadio di amee xaalis ndaxte camion yépp yoo xamante ne dañuy dagg garab fii ci Casamance di ko yóbbu ci Gambie foofu la ñuy fayee seen taxe xaalis boobu nag lay jël di dundal ay nitam ñoo xamante ne ñoo nekk ci base rebelle yi nekk fii ci Casamance ci frontière diggante Sénégal ak Gambie bu mu contrôler base rebelle bu Tampidour armée mu ngi wéyal liggéeyam jéem a jël yeneen base rebelle yépp nekk ci frontière diggante Sénégal ak Gambie tiir yi nag fu nekk nga koy déggee fetali du sapp fu nekk loolu tax na nag ba village frontalier yi nekk ci diggante Sénégal ak Gambie ñépp di daw di jubalu ci département bu Bounkiling rawatina sax ci commune bu Diakounda bés bu nekk ñi ngi am ay réfugiés
ma ngoog Bakary Konté lu soxal nag sax fitna ga ca Casamance secrétaire général bu parti bi di S2D yoonu naataange nag moom na mu gisee rek mooy fi mu ne nii nag dañoo war a jiital waxtaan waaye politique yi rawatina ak njiit yi ci wàllu politique kàddu ñuy war a yëkkati kàddu ñuy yëkkati daf ko war di gën di jëmale ci wàllu jàmm ndax loolu képp mooy mën a tax nag rek kon saafaraam ci jafe-jafe bi moom moomee nag mi ngi ci doon janoo ak taskatu xabaar yi di Souleymane Ndiaye dañ koy teewlu ci micro Alioune Diagne. problème mu Casamance man mii maa ko njëkk a interpellé le 12 février su ma juumalee laa def conférence de presse guddomp ma demandé à ce que Ousmane Sonko lan moo tax ba tey waxul ci 7 otages yu ñu jàpp Casamance. yaakaar naa ne moo defee conférence de presse bi le même jour leen dégg ne dinañ libérer ces 7 otages là lundi bu si topp te loolu question bu nga xam ne la day interpeller ñëpp loolu tax ñu laaj ko moom lan moo tax waxu si moom nag bu mu ñëwee nee na même 7 otages yu ñu jàppoon c'est parce que moom dañ ko fal maire moo tax daanaka di jiiñ sax nguur gi que nguur gi moo activé rébellion bi mais loolu c'est grave loolu ay accusation yu grave la te dafa am sens Sénégal di réewum démocratie waaye fekkoon ne beneen réew la yaakaar naa ne ku def déclaration yu mel noonu doo fanaan sa kër parce que dafa grave lool te suñuy wax ñun ñu nga xam ne ay leader d'opinion leen neen xam lu ñuy wax ñu éviter lu nga xam ne day yee fitna. fitna tey ñu nemmeeku ko ci syndicat jàngalekat yi ca makkaanu njëwriñ di ñu gàll wàllug njàng mi ca jam ñaajo waaye nag takk der yi mayuñu leen fu nu rek toogaane booba makkaan syndicaliste yi nag ne naam tey tere nañu leen ko waaye du tee nag tey lañu gën a taxaw ngir wéyal xeex bi dañuy teewlu ki nga xamante ne rek moom moo ca yëkkati ay kàddu ñenn ci syndicaliste yooyu ci micro Abdou Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. Dame Diop yàpp gum ñu yàpp miin gum ñu miin moo tax ñun amuñu gestion de carrière maanaam doo mën a nekk fonctionnaire 15 ans moo tax ñun abri provisoire mu ngi ñuy rey Dame Diop yàpp gum ñu yàpp moo tax day nëbb poste yi nga xamante ne nii dañ ko waroon a xeex compétir ko pour am ko mu nommé fa ku ko neex te loolu du ko weddi ndax da jël na benn nit koo xam ne xariñut mu nommé ko Thiès ba ñu indi ko problème mu daal di ko bàyyi Dame Diop yàpp gum ñu yàpp miin gum ñuy miin moo tax muy jël ay nit ñoo xamante ne nii amuñ xarañteef bi nommé leen ci CFP yi su ko defee ñu ànd ak leen moom képp kuy bañ ñu jàppale di la toroxal di la noot di la may ay notes administratives yu bon sur le seul prétexte que Dame Diop moo la fa teg moo tax ñun mu gudd mu gàtt luñ bëgg mooy Dame Diop daf ñuy mën a faale ñu faale ko faale wuñu duñ ko faale te dañu naan mu dégagé te xeex nag moom dafay am prix bu mu lay jaral dafa am njëg bu mu lay jaral ñun suñu dignité ku ko nar a dëggate kooku day dangereuse parce que sa dignité soo ko ñàkkee jaratul ngay dund te ñun nangu ñoo dund sans dignité looloo tax xeex bi jaral nañu lépp liberté xaalis lépp. mus ngeen toog ak moom amal diisoo wala déet. moom kenn mënut a toog ak moom parce que da ngay demander nga ne dama soxla audience le minimum mooy mu répondre la ne la man kat aw ma jot wala temps yi dinaa la kii mais day noppi un silence méprisant du la faale du la fulaal loolu lay def. ba tey ba fii ne nan ngeen fas yéene àgg ci seen xeex bi nag. ñun fa mu nekk nii fu ñu fas yéene yegg xamuñu ko li xam mooy duñu arrêté su dul ni dafa toog ak ñun lijjanti suñuy problème parce que am na problème yu gën a jafee lijjanti yoo xam ne xaalis lay laajte aujourd'hui ñun demandé wuñu loolu loo xamante ne nii la dans l'avenir la foog moom jaralu ko mu toog wut ay solution ñun tamit jaral nañu ñu nekk ci mbedd mi di xeexanteeg moom parce que Dame Diop dafante la xamante rapport de force la xam te ñun rapport de force boobu lañ ko woowuñ ko ci leneen. Dado Camara moo doon wax noonu ab formatrice la ñu àddu ci liggéeykat yu yéenekaay bi di Le Soleil ñoom dañu xëy amal toogaayu ñaxtu di sàkku nag ci seen njiit loolee di Yakham Mbaye mu abal leen ndax neenu ab yorinam daal rafetlu wuñu ko benn yoon liggéeykat yooyu nag booy xool tey sax ñu ne am na ca ñoo xamante ne daanaka mënatunoo laal ab payoor Mamadou Fall. média public yi mel ni dañoo ne ci jafe-jafe gannaaw nag réunion bu tàng bi amoon ci RTS agent wu Soleil yu ñoom yëkkati nañ seen i kaddu mën nga dégg seen baat ba ci ginnaaw bërëb ba sax li nga xam te ni moom lañ duppee Soleil national ñu ne bu moytul fii lay jaar fay bu fekkee ki nga xam te ni moo di directeur général bi di Yakham Mbaye dakkalul yorin wa
depuis monsieur Yakham Mbaye ñëw Soleil ba léegi dafa mel ni moom lim xam mooy saaga xastewaate dàqaate joxe demande d'explication di menacer nit ñi ak bu nit ñi am mu dindi ko te moom du liggéeykat. mobile bi baaxul jënd nañu ay oto 7 véhicules depuis juin oto yi ñu ngi fii daw ñu xamuñu lu ko waral suñu oto yi actuellement dañuy panne en plein reportage. li tax nag ñu maire ba futtu moo di kon dogub salaire bi nga xamante ni directeur ba def na ko ci yenn agent yi. échange ñu ngi alerté def nañu ay sitting def nañu ay brassard rouge pour que direction générale revenir ci ay décisions yoo xam ne jël na ko dafa privé couper ñaari salaire Moustapha Lo ak Mouhamadou Sall. ngir kon ñu sauver lii di média public yi faw ñu boole seeni doole amal ab plateforme boo xamante ni dafa war a rek jël lépp luy soxlay liggéeykat yi ñu nekk ci média public. tey jii jot na ginnaaw ñaari at ñi ngi waxtaan déggoo ci ay kaddu wante bu dara desul lu dul ñu jëfe ko ñoom ñu indil ñu ay gàllankoor ak ay gitangaas ñu ni nag kon léegi Watgal ak Yego Soleil APS RTS ak bépp kuréel boo xamante ni bokk nga ci ñun ñu ñëw am benn taxawaay mooy ñu yëkkatandoo dërandoo suñu kaddu ñu mun koo génnee. dinañ bloqué journal bi dootul génn dinañ bloqué fii lépp loo xam ne day dox fii Soleil dinañ ko bloqué ndax yàqu Soleil lépp lu mu jaral Yakham Mbaye ñun defar Soleil jaral nañu ko. négociation dootul am ci Soleil di kon bëgg-bëggu liggéeykat ya fa ne ñoom li ñuy sàkk moo di nañu tekk ndombal tànk ki nga xam te ni moo di Yakham Mbaye ndax jàpp nañ ni moom rek moo waral jafe-jafe Soleil. nangook ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Fall moo àndoon ci nag Younous Diatta ñu wax ci code de la presse bi ak it tey jii li ñu jàpp ne walees na ko ñoŋal su ko defee nag ñu gën a sàmmonteeg li nga xamante ne rek moom mooy tërali ni bokk na ci yenn publicité yi nga xamante ne dañu koy tere ñu koy faral di seetlu ci rajo yi nga xamante ne dañu jege tey askan wi CNRA nag ne moom noppi na ngir gunge rek ñi yëngu ci wàllug xibaar su ko defee nag ñu xam nan la ñuy taxawee ci wàllu tey jii nag ci bëccëg bi mu am ab xalaat boo xamante ne sampoon nañu ko ci loolee Talla Dieng moom moo jiite mbootaay gi ëmb rajo associative yi ak communautaire yi ci Sénégal. CNRA wax na ci affaire réforme attribution fréquence yi wax na ci nu ñuy saytoo rajo communautaire yi wax na ci problème mu maanaam def ay émission politique ci publicité bi am na CNRA fu mu ko nangoo projet bi am na fu mu ko nangoo am na ci beneen article def ko dàq ma jàpp ne peut-être loolu confusion la donc ay kii technique yi nga xam il faut ñu waxtaan ba jàpp naa ba ci waxtaan ñu juboo ci. Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye ñoo taataan kàddu yooyee ñu wàddu nag ci mbirum Ahmed Aïdara coow li aju ci anam bi muy joxe xëtu yëglekaay fii ci Sénégal ñu ne dëppawul ak li nu santaane ci wàllu tasum xabaar moo waral nag CNRA di sàkku rek ci Sen TV ñu xool nag nu ñuy doxalee naka noonu it correct sax ànd na ci doxalinu CNRA googu correct moom it di toppatoo lépp loo xamante ne jëm na ci wàllug xibaar yi fii ci Sénégal ñu ànd ci ak Cheikh Diop mi ci defub gëstu. Le CNRA passe à l'acte. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a saisi la direction de la Sen TV concernant l'affaire Ahmed Aïdara, par ailleurs maire de Guédiawaye. Le CNRA, son interlocuteur, ce n'est pas les journalistes ou les animateurs de presse. Nous, nos interlocuteurs, ce sont les patrons d'organes. Je pense que il y a. CNRA jamono yi nag mu ngi doxi jéego conseil national bu régulation de l'audiovisuel nag daal di saisir direction bu Sen TV mu ñeel mbirum Ahmed Aïdara nekk itam maire bu Guédiawaye. li ñu remarqué ba gis ko képp ku nekk ci métier bi am ci formation bu baax am ci xarala di nga xam ne lenn li ñu doon def ci booram du yoon mais ñun ki ñu amal wax mooy. ki nga xam ne mooy ki yor organe bi maanaam ki jiitu Sen TV ñoom bind nañ leen directeur général ba fa nekk muy madame Momy Seck Gueye bind nañ ko def naa ne moom xam na bu baax li ñu ko wax ndax ñi nga xam ne xam nañ suñu métier yëpp te respecté suñu métier xam na ne lii CNRA wax dëgg la moo tax ñu ngi yaakaar daal ne ñoom dinañu jël rapidement li ñu war a jël comme décision pour li ñu bëgg ñun mu am. bu ñu sukkandikee nag jéego yi nga xam ne CNRA daal na koy def dafa ñëw ci waxtoom
correct gisee nu ni mel moom mi lee di taxaw ba tey ci lépp lu ñeel caytuk bi le secteur. li ñuy ràññaale taskatu xibaar mooy carte bi ma yor mooy carte nationale de presse mooy wane ne yow si ñun nga bokk taskatu xibaar nga mbal la technicien nga. Ahmed Aïdara fii mu nekk amul carte bi donc mën nañ koo jàppee agent de programme te boo nekkee agent de programme article 7 bu code de la presse daf lay aye nga def revue de presse maanaam liggéey boo xam ne liggéeyu taskatu xibaar la si wàllu boobu revue de presse ci la bokk donc na delloo si waat xelam du mbiru ay affaire u Babacar Diagne déedéet Babacar ak waa CNRA li ñu def yoon la dañ koy fàttali ne faw nag ñun itam waa correct ñu koy fàttali ne faw mbir mi da ngay tànn moom moo defi politique comme ñi ko ñeneen defee tànn wéy ci politique bi nekk maire Guédiawaye mbala mu bàyyi maire nekk maire Guédiawaye wéy di nekk ci rédaction des médias. caytuk secteur bi nag tax na ñu daal di amal ay carte nationale de la presse app bu mujj wi nag ñu ngi ko jàpp ci weeru juin bi ñu dëgmal. ñu wàddu ci leneen muy nag ñi yëngu ci wàllug menuiserie ñiy jëfandikoo bant bi ak lum ca mën a doon ñoom ñooñu nag tey ñoo yuuxu ñoom professionnel yooyu nag ñu ne tey jii lee ngir amal seenub liggéey dafa xaw a jafe ndax tey ngir jënd bant bi nga xamante ne moom la ñuy faral di jëfandikoo ngir defar ay lal menuiserie ak lum ci mën a doon loolee cher na ba jéggi dayoo ba tax na daal ñu ngi sàkku ci kilifa yi bu ñu leen mën a dimbali ngir njëg li wàññi ko dana gën ci seenub liggéey lu ko mooy rek ci kanam tuuti seen liggéey dana naax saay ñoom ñoo ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi Ibra Kandji la ñuy teewlu ci micro Abdoulaye Anne. dafa mel ni nit ñi dégguñu moo tax tey ji ñu woote fii pour def conférence de presse jégal ko àdduna bi yëpp ñu di ko yëg waxuma la Sénégal waaye ñëpp lañ bëgg tey ñu dégg ko xam ne ni ministère yi sonn nañu képp kuy liggéey ci bant sonn nga. ndax li ko waral mooy bant yi dafa seer bant yi seer na col plaqué yi seer na vernis bi seer na col gi seer na même pont yi ngay daaj tey dafa seer. ci bois bu njëkk bi boo xoolee tey mel ni di butu bi soog a wàcc ñu ngi ko jaay 350 fi ñu toll nii mi ngi ci 600 daanaka. 700 waaw mi ngi ci kon loolu dañ ko tripler kon plaque yi 3000 la doon jar léegi boo demee ñu ngi la ko jaay 7500 wala 8000 kon loolu triple la. col gi bu njëkk ñu ngi ko doon jëndee ay 1000 francs wala ay 800 léegi mi ngi ci 1500 wala 1700 kon loolu ni mu yokkoo dafa ëpp dafa métti. moo tax léegi kenn mënatul gis sa bopp ci ministère bi. la ngeen bëgg li ñoo bëgg mooy ñu dimbali ñu comme ni ñuy dimbalee ñiy jaay ceeb ñiy jaay jën ñiy jaay diwlin ak ñiy jaay nga xam ne mooy gasoil ndaxte kat bu seeree Macky Sall dégg ko da ngay jékki-jékki ni dégg ni wàññi nañ ko ñun nag bant mosuñu dégg wàññi nañ ko yokku rek la ñuy dégg yokku rek bant moom kenn mosu ko wàññi. ñu àddu ci bëccëg bi ñu jagleel waaye jëfandiku moo waral rédaction bu télévision Futur Média nag dem seetlu ci jaba yi ba xam nag askan wi ana naka la ñuy dundee tey jii la ñuy jënd ji ci jaba yooyu ñu ne cher na ba jéggi dayoo ñu ngi doon dégg nag kilifa yi di wax ni am na ay njëg yu ñu wàññi waaye dafa mel ni ñenn ci askan wi yëguñu wàññi tegoogee Aminata Mbaare Sow. rond-point Sandaga ci xolub Ndakaaru façon nit bu ne góorgóorlu ak ay salariés di fi retrouvé wu ginnaaw biñ leen laajee lu jëm ci wàllu dund gi ci Ndakaaru réponse bi daanaka ñoom ñëpp ko bokk. La vie est chère, la vie est trop chère, surtout les denrées de première nécessité, le riz, l'huile, le lait, tu vois. nga jël da ngay dëkk si benn koñ sax kii jaay 1000 francs nga dem kële jaay 1200 waaw mais loo si man bu ñu waxee ñu ni fi ma jënd moo yokk wala fi ma nangam moo yokk. Ça a été toujours la même chose mais instant bi dafa gën a metti je pense que ak crise bi feebar bi amoon noonu xëy na am na ci def na ci benn impact. ñii di ay sénégalais jàpp ni dund gu metti na soxna yi ne ñoo ci gën a sonn ñoom ñi faral di dem ci marché yi. ciment bi mi naan jar 65000 léegi toog yokk nañ si 3000 francs yokk nañ si 3000 francs fer bi ñu ni yokk nañ si 100 kilos bi barki démb ñu ni yokk nañ si 2000 francs léegi loolu yow loolu loo koy waxee bu commencé fekkoon nga commencé tabax wala bu fekkoon nga commencé def leen léegi da ngay toog. ñu ngi koy gën a soxla ceeb yokk na diwlin yokk na mu ndugg mi dara lépp a seer yàpp seer ginaar seer. On sent pas la baisse on sent pas la baisse parce que on a dit qu'il y a une baisse mais tu le sens pas tu vas au marché tous les jours. Le kilo de viande ça change pas le kilo de riz ça change pas litre d'huile ça change pas tu vois donc mais la baisse. bés bi ñuy màggal lu jëm ci association de défense des consommateurs sénégalais yi di ñaan wàllu ñaan tamit ñi jiite ñu gën a def ay efforts surtout ci denrées de première nécessité yi.
ñu lay jaajëfal bu baax a baax Aminata Mbaari Sow ñu dem ca boori Matam fa ñu naan Wendu Boseyabe foofii nag dañu seetlu ni tey jilee wàllug mbay ma daal gën na fa am doole mu mel ni askan wa nag ñu bari tey dañoo joxante loxo ngir suqali mbay ma foofee ca diwaan boobu di Boseyabe di Wendu Boseyabe loolu nag tax na itamit ñu ne sax tey ndaw ñi nga xamante ne dañoo taxaw ngir di wut am xëy bu ñu yeggee ca dëkk boobee daañu mën a am ci lu ñu jàpp dañu ci ànd ak Ali Bandel ñaar mi doxantu ba foofu. bi fi mbas bi wàllu see ak jafe-jafe dund gi fi am la benn adama fayatul ndox ci dëkkub Wendu Boseyabe lu jege ñaari at gannaaw mesure boobule dëkk bi soppi xar kanam bu baax a baax nde fi mu ne wàllu mbay mooy activité principale bi yëngal ndaw ñi jigéen ñi ba sax borom kër yi la koy firndeel ba ci biir dëkkuwaay yi toolu légumes yaa ngi fu ne. donc kenn du fay ndox si dëkk bi donc encore les factures sont très. ñu bàyyi fu ne kay foo jaar rek da ngay gis pépinière wala da ngay gis tool les gens en train de travailler. kii mu ngi tabax beneen forage Koweït benn dëkk mooy benn quartier rek mu nekk ci dëkk bi Koweït la tudd parce que saturation mooy. yeneen ñetti forage yi am. waaw mënatuñu il faut moom bu tabax beneen forage pour gars yi yëpp chacun doit être satisfait. xanaa kon ngir jàppale performance yi ñu nemmeeku ci biir dëkk bi amee ci njàppandalu Harouna Dia di émigré bi waral action yi yëpp tax nguur gi daal di fi samp SIPA benn plateforme des femmes waaye itam benn unité de transformation. bu njëkk ceeb la ñu gënoon def ak yar seen mala yi mais léegi ñoo ngi def maraîchage ñoo ngi def. waa fii kenn du fay ndox lu rëy la loo xam ni la bariwul fii Sénégal. donc fii ci biir dëkk bi kenn du fay ndox les foyers et tout ça donc day jouer lu bari day impacté wu ci seen économie xam nga ni fii ci àll bi xam-xam dafa xaw jafe tuuti. émigré bi nga xamante ni mu ngi toog ci Burkina Faso door liggéeyu ñeenteelu forage ngir yokku capacité ci wàllum ndox ca Wendu Boseyabe di dëkk bi nga xam ne fii mu ne ñu ngi waajal ngóobu mu mboq mi ca périmètre góor ña ya ca Julol la. gannaaw mbay mi napp gi ca diwaanu ndax seetlu nañu ni ma ngay sooxe moo tax cadre de concertation ba nekk foofu nag ne moom boo sàgganu nag dana sóobu ci ab grève boo xamante ni 3 fan lay doon ñoom nappkat yooyu nag ne bateau yi nga xamante ne ñoo fekk baax ca bitim réew tey ñoo ñëw di jël suñuy jën te loolee nag bëgguñu ko seetaan benn yoon suñu naataango ba ñu toogal ca diwaanu Ndar Ousseynou Diop doxantu na ba ca Guet Ndar dugg ca benn kër na mu gisee nappkat yi ak seen njaboot jaaxle nañu gis jën sax nag daf leen a jafe. ci ndaje bi ñu doon amal ci Mbuur ñoom nappkat yi xamle na ni 3 fan daañ ko daal di téq ci lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni doon nañ ko liggéey daal koy toog te duñu def dara la ko waral nag bokk na ci jafe-jafe yi ñuy dund ci diwaan Ndar géej moom ñu dem ci benn kër fii ay nappkat dong ñoo fi dëkk seeni kàddu dund ga ñuy dund wér yan la El Hadji Sarr kenn la ci ñoom. ren ji zéro parce que da ngaa dem fii ñu jàppale boole si saxaar yi boo demee am na bato yoo xam ne ñoo ngi si géej sax ay saxaar riis nañu saxaar yooyu li gën a dangereux moom du ñu maytu gaaw. ñoom nag ci seen i kàddu léegi dem géej am jën lu metti la foog nga def ay kilomètres yu bare Ndongo Sarr nappakat la ma ngay soog a yeewu ginnaaw ba mu demee géej nee na jamono jile la ñuy dund bu metti la. bato yi moom sonal nañu loolu ndax buñ dëkk sa daaw a sori da ngay jënd rek am jën wàññeeku waat te lii da ngay dem ba sa gopp doo gis dara wàññeeku waat. Awa Ndiaye ci kër gi la dëkk moom it ma nga yi yàbbi te nañu nekkee. gis nga kër yi ni mu wéetee macha allah waaw kenn ku si nekk yaa ngi bëgg tekki bëgg nga kër gu rafet bëgg nga néeg bu rafet bëgg nga tëral sa bopp am na ñoo xam dañu takk jabar rek daalee dem. ñoom nappkat yi seen i bopp dañu jaaxle ndaxte géej gi na mu daan amee jën léegi amatu ko lenn waralu ko lu bateau étranger yi. parce que saxaar ak gaal loo ci bokkul loo xam ne boo dalee si kawam yàqu bu dalee si kaw nga yàqu. maanaam suñu géej gi moom sécurité moom daanaka amu fi. jamono jii nag cadre de concertation pour le développement de la pêche artisanale bu nekk ci Sénégal ginnaaw seen ndaje bi nga xamante ne amal nañ ko ci talaata bile nee nañu daañu xàppati 3 fan yoo xamante ni daañu dakkal lépp lu jëm ci wàllu yëngute ñu ci bare ci mool yi gis ni loolee lu jaadu la ndaxte bu ñu ko deful yeneen i jafe-jafe mooy juddu. yeneen i jafe-jafe mooy juddu ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop ñu wax ci tàggat yaram laata ñuy tàggatoo ak basketball ñaari édition yu African League Sénégal nag ñaari club yu ko ca teewal dañu lajji moo waral nag ñu ni jafe-jafe am na ba tax na nag kon ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yëngu ci wàllu basket ne faw fii ci Sénégal ñu xool nu ñuy taxawaatee ndax boo xoolee ci Afrique wàllu basket bi tey jilee nga jël ko ak basket bi ñuy def ci réew mi muy basket local bi tey jii nag daanaka rek am na ab écart bu rëy rëy Cheikh Sadibou Diarra la ñu ci àndal.
niki daaw club bi teewal Sénégal jàllul ci ñaareelu pàcc basketball African League bi Dakar Université Club bi amoon avantage jongante biir dëkkam sax dañ ko éliminer lii di wane jafe-jafe yi basket bu Sénégal di jànkonteel ak au niveau bi. tekkiwul ni dañoo amul niveau wala basket Sénégal dafa nërmeelu li muy tekk rek mooy que ni daje nañ ak équipe yoo xamante ne ñoo leen ëpp doole xëy na mais surtout ñoo leen gën a préparé donc jàpp naa ni leçon yi ñu ci war a tirer ñoom di leen ko tirer di leen gën a defar seen taxawaay ak seen dëgërlaay ci li ma yaakaar. it bu ñu fàtte ni bal bi dafa am cër bu ñu cërale moo tax suñu équipe bii nekk champion dafa qualifié directement mais loolu pour mën di wéy dafay laaj ñi nga xamante ne ñoo fekk qualifié également ñu def ay résultats. Duc xeex na voilà vraiment lu mu amoon yëpp joxe na ko match yëpp am na lu baax lu mu wane mais parfois ay détails moo leen ñàkkuloo donc loolu mooy au niveau. na ni dafa kawe jamono ji ci basketball bu Sénégal jafe-jafe bi nga xam ne ngir jéggi ko faaw ñu maîtriser calendrier bi ak yokk compétition yu club yi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Saha Cissé.